def nañ ko Ousmane Pape Abdou Diallo def na ko yeew nanu Pape Jabaay amul ku nu yeewut koo xam ne teguma sama ba tex ran Mor Faaga yi yàlla na ko sunu borom yërëm yaa benn ci am yeew na ko ci gerte tubaab nga nekkoon ci digg kër ga laajal masata seen di dóor ba nit ñi daw daal ci laxasu daal di koy nangu ci ay loxom Bamba Diop dóor nañ ko dóor ba yeew ko amul ku nu dóor ab yar doon koy teg ci yoon ci kaw nag sa ndey libéré la sa baay libéré la Baye Samba si la daan na dóor bay comptable di coup de genou ñu daw laxasu ci daal di atte daal di nangu si laa daw daa koy rawale ci génn kër Oustaz Abdou Karim kii allo Oustaz Cheikh Sadi bu Diaga mi ngi taxaw naan yàlla nee na waaye góor gi daan na ko dóor ba téye ko yeew ko wala mu tëj ko ci néeg ba dellu si doo koo ubbi waaw boobu da nga koo libéré woon ay doomam da nga koo libéré woon ay doomam kilifa da nga koy libéré ay doomam dama ne borom kër da nga koy libéré ay doomam jox ko kàddoom lu muy def saw yoon nekku ci mais am na maire yoo xam ne soo ne tuuti nga ne lan dama ne lii ma la wax nii ma la limal ab sàcc amu ci ku mës a dugg kaso amu ci koo xam ne mës nañ laa téye wala mës ngaa luubal àlalu jàmbur ñii ma la limal ñëpp nag dama nga laaj te ay paa yu tàng nañ woon waaw ay góor gi Mandiaye Badiane waaw ñoom Sam Badiane doon leen daan dóor Mbaye Mandiaye Badiane da daan dóor ba yeew téye waaw te maanaam jubbanti déggal soxna si wax kilifa da nga koy bàyyi par rapport ak thème bi ñuy waxtaanee li ñu mën a retenir ci li daam bi wax mais ki la wax ne la wax ko ne mi ngi def hors sujet j'ai pas fait hors sujet qui a dit ça c'est pour prouver que ne njaboot soo ko yoree da nga koy libéré da nga koy libéré seen borom papa da nga mën a tooñ nag da nga koy libéré seen borom fii kenn waxu da nga def aussi dama ne soo koy waaw njaboot soo ko yoree xam nga maire bi li mu njëkk a wax dafa am sens dafa ne moom jëkkëram waaw li mu wax yëpp am sens lépp am sens d'accord li mu njëkk a wax dafa libéré woon doomam ak njabootam d'accord li ñu njëkk a wax dañ ciy taxaw ak way juróom li nga xam ne am na rapport ak thème bi mu ne moom jëkkëram ba mu yoree ni mu meloon ak moom ba mu yarulee noonu la mel ak moom wala lu ko raw ci respect bi ci mbëggeel donc où est le problème c'est le comportement de la femme wala de l'homme xam nga am na ñoo xam ne bu ñu amee je parle pas de la dame je parle en général moom dama doon saluer li nga xam ne mooy exemple bu ñu amee seen fulla seen fayda yëpp dañ koy wane parce que ay bañkat la ñuy doon li papa wax ci introduction li ngay bañ boo amee boo ñàkkee bañ ko mais gis nañu sénégalais la plupart du temps du ñëpp bu ñu ñàkkee rek seen lu bëri day wàcc waaw bàyyeeku parce que jàpp nañu dañoo war a tàllal seen loxo dañoo war a ñaan ñu may leen rek seen fulla seen fayda seen bañ seen lépp dañ ko war a suufee ba mu suufee parce que gis nañ ni ces gens là qui leur donnent ñoom ñoo leen supérieur muy waajur bi nga xam ne waajur bu góor bi nekk ci kër gi yoratul day toog ne nem toog koyam di lire journalam luñ ko boole mu bokk luñ ko boolewul mu toog jàpp ñaamburam ci kaw ne moom yorul ku jigéen ki mooy gérer moo tax rek moom amul son mot à dire loolu mooy problème société bi fi mu nekk nii ragal nañu wax ñu jànni leen comme ni ko Prospère waxee l'autre jour yoroo di yuux yoroo di tere nit ñu ñuy génn yoroo ku yëngatu nga ne da nga koy dóor demal nga toog ni mu dóor kenn yoroo di wax nañ togg ginaar ana xaalis ginaar bi yoroo suñ toggee mbaxal nga kaas te lii la ñu am donc foofu mooy problème bi société bi laataa ñuy jeexal parce que c'est un point sensible boo xam ne il faut ñu duuti suñu baaraam wax ci liñ ciy wax parce que loolu moo am ci société sénégalaise bi boo amulee kenn du la respecté et ça va au-delà de la famille même ci société bi dañuy gis nit mu solu génn Sénégal duñ la respecté wul sànq duñ la respecté tant que sañse woo ba jeeg jeex na de tant que yoruloo téléphone bu cher da ngay solu nenn génn sax ñu ne kii daf ñoo yab xoolal kii ni mu solo da nga xam li muy solo fu mu koy jëlee xaalis ba mu tollool da ku la wax ne moom am na ko mais dañuy juger tout le temps nit ci soloom ci apparence am l'apparence te loolu moom moo nekk fépp ci suñu société fépp da ngay dem di wuti liggéey avec tes papiers wala li nga xam ne mooy sa niveau d'étude duñ la jël nga liggéey c'est en fonction de yow ni nga présenté woo ci ñoom te peut-être li nekk sa bopp la ñu gën a soxla loolu mooy feeñ bi ci biir kër yi Prospère. Merci beaucoup madame Diallo comme tu l'as si bien dit c'est important ah ma bëggoon rek tuuti rek wax def benn précision toujours ak Benoît defe naa bi ma dalee ñëw plateau gis-gis ba léegi loolu dañ ci am divergence ma ak moom loolu mu wax moom diggante tàggoo ak yëgle accord bi mooy seen différence
borom kër encore une fois day yëglu tàggoo day ànd ak nga xaar ñu ne la waaw wala déet mais du caagi nu rëy borom kër du tàggoo day yëglu nag yëfi nit la parce que yow laa ko séqal sama soxna samay doom n'importe qui ci biir kër gi un membre de la famille bokkul ak nga wax ne da nga bëgg def bërëb sàngam da nga bëgg a def nangam di xaar ñu naan la waaw wala déet loolu mooy tàggoo encore une fois loolu soxna moo koy def mais borom kër du ko def encore une fois bref précision la woon rek ma wax ne encore une fois gis nga wax nga ko sànq gis nga kii yàlla moo ñaale moom mu am fulla am faydam am personnalité fees place am mat li mu doon ñàkk wala am du ko changer bu dee dëgg ci yow ñàkk wala am du ko changer parce que loolu caractère la bu nekk ci yow ay valeur la yoo xam ne dañ la koy inculquer depuis sa bas âge lañ lay inculquer loolu am gore ñàkk gore ñàkk gore boobu nag dafa bari nuñ ko mën a tekkee dafa bari nuñ ko mën a définir c'est valable ci sëy c'est valable dans la société c'est valable partout nit ki li nga xam ne yàlla moñaale na ko ñu moñaale ko li nga xam ne yàlla dogal na ñu moñaale ko ci mu nekk un comportement caractériel am du ko dindi ñàkk du ko dindi sa jabar ëppale la du ko dindi mu gën la néew la du ko dindi comme li soxna si wax sànq li ko borom këram ji ba tey jii bi nga xam ne yàlla dogal na ñàkk ci moom mu bëgg a dugg ci télévision à 1h du matin di témoigner ne tey la gën a bëgg a jëkkëram tey la ko gën a bëgg a jox cër ba bu ko doomam yóbbantee sax mu ne ko na nekk sa gémmiñ ak sa nopp papa c'est très 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 important quel que soit effectivement lu borom kër gi mën a taxawee général xanaa xamoo ne borom kër bu tàng ba wërsëg la ci famille. dama d'accord ci loolu. kay borom kër bu tàng. wërsëg la ci famille. d'accord naa ci loolu. bu ngeen góorgóorloo rek mucc. d'accord bu ngeen góorgóorloo gis nga borom kër bu tàng famille bu ko yàlla nattoo. ña meññee ci boobu famille. bu ñu góorgóorloo seen benn morom duñ ko ñëwee. d'accord naa parce que góor ga dafa tàngoon. yaa ngi dégg d'ailleurs tàngaay boobu sax mooy waral effectivement yu bëri du xew ci biir famille bi. d'accord loolu mais nag il faut savoir positiver. loolu da nga koy mën a positiver pour mu mën la jariñ parce que gis nga borom kër boo seetloo sax généralement li muy exiger bëriwul quand je dis borom kër nag encore une fois je le dis et je le précise mooy ki yàlla jox parce que njaboot nattu la ki yàlla nattoo njaboot nga nangu ko ba pare fees sa place kooku laa wax man waxuma ñeneen ñi nga xam ne lu la neex mel comme li Marina doon wax jabar borom kër soxna laaj la nga ne ko aw ma gestu taxaw jëndal sa coro xarum tabaski non xam nga yooyu ay c'est ay affaire caaxaan la quoi xam nga d'ailleurs yow même yow ku jigéen kii mënul si yow ñeent ak transo bu la yeewalee xaru 250 000 da lay fontoo ñeent ak transo gën a yomb passé mais peut-être waaye mais ñoom ñu ngi koy def de ñoom ñii ñu ngi koy def lu bari. waaw ñi ngi koy def. la plupart li ñuy jox seen i cugsu ci tabaski bi duñ ko jox seen i soxna. te seen i soxna dañuy am ay doom. yéen célibataire teraanga lañ bëgg. xaaral Marina boo ma nee am na damay d'accord waaye la plupart laa dul d'accord encore une fois matadi mënul weesu loolu matadi mënul weesu burul dara sa àq vis-à-vis de ta famille yow mën nga jël. sa waa kër ne la waaw nga ne déet lan mooy ndey bàyyu yeewal xar coro ça veut dire quoi ça c'est même bu ñu leen yeewalul xar dañ leen jox waxuñu mu yeew xar waaw man ba tey waxuma ñu yeewal xar dama ni la ñuy jox la plupart wala boog li ngay bañ ma bañ ko wax am na ñoo ci xam ne li ñuy jox seeni gal duñ ko jox seeni jabar waaw loolu yàlla leen ko nattoo xëy na waaw moom laa lay wax donc d'accord nga foofu ak man xëy na yàlla leen ko nattoo bul woowee fal wax ji waaye tamit nag mais loolu moom moo fa am te la plupart nag kaay ma wax la leen Sofia xam nga ñan lay doon ba almaa yi si biir kër ba yi nga xam ne si biir kër ay almaa la ñuy nekk ñooy génn nag li père doon wax sànq boo nekkee booy da ngay ànd ak boo nekkee mag da ngay ànd ak booy loolu mooy ñëw nangu ne am na moo tax ma ne xëy na yàlla leen ko nattoo
su ma indee nattu yàlla teg kay nangu naa ne loolu lu am la mais man waxuma foofu man li may wax mooy kii yàlla nattoo njaboot mu fees place am souvent gis nga borom kër googu xam nga lan lay xaar si ak njabootam reconnaissance reconnaissance lan lay xaar si njabootam parce que daw na dang na def na lépp pour mettre sa famille dans de très bonnes conditions souvent reconnaissance sax lay xaar si ñoom wàcc sax indaale benn comment dirais-je paquetu warga bu 100 francs papa kii xaaral ma ñëw taaral la ko naan nga naan xolam sedd na ci loolu dafa mët a bàyyi xel mais yaa am yaa mën parce que aussi sunu société Sénégal comme ni ko Sophia waxee noonu lay demee dafa c'est la vérité aussi parce que dugg nañ ci famille caat ma la wërsëgam gën a ubbeeku yaa ngi dégg keneen ku dul moom say wax tekkiwul dara naa la wax lii de day am fii dans nos sociétés sénégalaises d'accord n'est-ce pas bu dee taaw bi sax amul problème parce que ñëpp dañuy nangu ne mooy taaw souvent sax dañ lay dogal way ne la njëkk a juddu njëkk a baax mais bu dee ci doom intermédiaire yi rek kenn ku ci yor sax da ngay ni ngay waxee ak sa grand frère sax gën a aisé rek. exactement loolu mooy dellu si li ma la waxoon rek. da ngay wan sa grand frère ne yaa koy jëndal xarum tabaski. waaw muy feeñ ci sa comportement di leen jëndal grand frère bi xarum tabaski. dañ lay defal kay di la ko wax. waaw non dinañ du ñàkk sax lu ñu lay defal mais ci biir defal boobu cëru frère bi da ngay gis ne ma ngi koy rocc ci moom parce que am na lu mu la mënal yaa ngi dégg généralement mais loolu day dellu si seen baay taxawaay ba mu amoon rek si maa ngi ñoom ñëw foofu laa jëm si xam nga barki démb def naa fii la woon net doon na nettali benn anecdote ay waa gaa yu ñëwoon doon ñaan si jabar ñëw ci kër gi di ñaan soxna si borom ndaw si de jabar jaa ngi ci biir di dégg paa bi di waxtaan ak ñoom ba jàpp bés daa di wane ginnaaw mais bi gaa yi wanee ginnaaw ba dem borom mère bi def ne ko mais yow bés bi nga jàpp ko la ko jàppaloo waaw fii la woon dëgg la. je crois mais gravité mën na weesu loolu dugg ci kër di ñaan jabar borom kër wax ak kilifa ba fas génn bu jàpp bés teg yaay dagg ci laaj nga naan ko bés bi nga jàpp ku la ko sant c'est parce que kooku du borom kër du kilifa nag. exactement kooku mag la du kilifa xam nga yooyu amul yaat. waaw mooy li ma la waxoon xam nga yooyu dafa nekk ay comportement yoo xam ne ma wax la benn affaire générale gis nga jigéen bu koy damoo jigéen bu koy damoo booy xool noonu nga def seen baay ñooñu la ko ay moromam def toujours ay morom a koy yónni moom dëgg la. ay morom a koy yónni toujours ku jot parce que nag su ko mag ñi jàppee am ci taxaw seetlu ba di ko def ko proverbe ku ñuulug sa jëkkër yàq say doom c'est pas fortuit su fekkoon dañ ko yàgg di ko wax ñuy ñàkk di ko yàgg teg bët kon du nekk débat mais ñaaree képp kuñ ko waxal soo seetloo ay doomam souvent fa ñuy mujj du leen neex. ay mère bi daa tàng trop. ok mère bi dafa tàng sama waa ji sax am na yenn gens yoo xam ne ni da ci daal di xaw a nekk que naan woy maa ngi ci kër gi retraité naa madame dafa naqari deret ay doomam màgg nañ damay toog lem sama geen toog ça veut dire quoi ça. xaar yàlla damay toog xaar yàlla. loolu mooy loolu. lem sa geen toog mère bi mooy dicté ay loo am. mais prospère. mais papa ci magum jëm. dama la ne am na ñoo xam ne mère bi mooy dicté ay loo am mère bu jonge boo xam ne soo ko xoolee démb ak bërki démb ay photom du ko ñemee génnee. dafa ba noonu bakkan bi. après. ay photo kooba lay doon. yaa wax tudduma kenn kooba de. damay laajte rek. néew ma kenn kooba la. waaw bën na bakkan bi yaa ko wax. bën na bakkan. waaw. nga xam ne ay photo yu démbam. def soo ko nee génnee ko du ko ñemee génnee. waaw. moom nga ko gisee woon ba bëgg ko yilif góor gi. yilif kër gi. di dicté ay loo am ci kër gi. xoolal ñii ñëw nañu di dox si soxna. nu wax leen fulla ak fayda ak farata bi sàngam soo ñëwee ma may la soxna mu génn lu ne ko ku la jàppaloo boobu bis loolu yoon la. mais te père ba nu mu toogee rek la. nga ne. kooku du kilifa te xam nga leen tamit est-ce que benn part ndaw si li mu laaj borom këram. dëgg la mais da ko peut-être da ko laajul ci respect parce que jigéen bu ci nekk sooy muur sa doom muy sëyi am na lu la ci war. mais nag dañu wax non attends d'accord naa ak déggoo li ma dama d'accord ak yéen fenn mais feneen fi aussi dama d'accord ak mère bi parce que bu teraanga jotee mère bi moo koy def ku ko pas teraanga boobu ma nga ko war a def Marina, je suis vraiment je suis pas d'accord avec toi. ngeen jëwee ko non le problème n'est pas là gis nga ni da ngay am cër am respect. déggoo man la d'accord naa foofu peut-être ni mu ko waxee Marina
jigéen mayewul booy sëy maye doomu jigéen jàmbur tuddul doom mooy dëgg jigéen suulul papa ji war na wax jaay ji damay maye doom sama doom ah déedéet non 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 yaay ji mooy def non 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 désolé mais foofu moom non non doom ji papa ji kese moo ko jur doom ji papa ji kese moo ko jur non non Marina mayel ba mu neex ani jàmbur bi mayel ana jàmbur booy maye doomu non non Marina non il faut pas passer ainsi non man ba tey balaa meewu ma li ngeen wax non su ngeen ma dégloo rek mu neex su ngeen ma dégloo rek mu neex dama ne waaw nañ ko déglu doomu jàmbur kay bu doy maye doomu jàmbur waaw déglu ma rek dama ne loolu ak njub la yow li nga xam njub la waaw parce que xamal moo tax doomu jàmbur nga ana jàmbur ba papa la ak yaay ñoo ko jur dëgg la papa moo am baat ci biir kër gi waaye tey sa doom buñ fiy maye yaay ji mooy defi teraanga ku ko wax ne ko yor na loolu te koo fi teralul sa doom gorom xas ko dañoo waxante dëgg loolu laay wax te loolu moo am que ça soit ngeen nangu ko ak ngeen bañ koo nangu moom mi toog yaay la déglu ma rek yow mi toog yaa nga Safia mi non non Marina xam na déedéet je dis pas non ce que tu dis nga ne ay may teraanga yooyu ça c'est pas loolu du farata xam nga lii farata mooy ñu takk sëy bi nit dem na di jamono ji ñu toll moo farata yi ñoo yem de parce que koo deful ku ne lu xarab la Marina nit na dem na di waxtaani pour ñaani soxna ba muy ñëw jabar la indi am na ñoo xamante ne laa la ñoo lay jëndal guro sax may la soxna am na ñoo xam ne ñoo lay jëndal guro sax may la soxna déedéet mais déedéet moo am na ñoo xam ne ñoo lay jëndal guro may la soxna non 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 mais jigéen yow ñu waxante dëgg yow may tak jigéen takkul sëy jigéen tasul sëy jigéen tuddul doom jigéen suuliwul jigéen bu dee sax su la jigéen ñi sangee ba nga pare góor ñi lan lay jox ñu yóbbu la am na loo xamante ne qu'on se dise la vérité ku nekk li nga